asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa alxaqu saabit ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaare di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp jullit gannaaw bu ñu sante yàlla wax alhamdulilahi rabbil alamin di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am kontaante di dalal beneen kàngam ci kàngam yi ngi réew mi di intellectuel bu ñu xam di yëngatu ci waar wi wàllu jikko yi wàllu diine ji wàllu këru mag ñi di Cheikh Babacar Mboup di jiite mouvement boobu ñuy wax ànd defar jikko yi xeex mbon bi macha allah moom la ñuy dalal tey di taalibe sëñ Tuubaa bu mag boobu comme ni ngeen ko déggee ci annonce bi ñu ko war koo dalal sëñ Babacar dem yaa ngi ci ligne bi ñu ngi lay nuyu di am kontaan ci li nga nangu suñu woote bon ñu dem ci laaj yi rek ngir bañ a tardé premier laaj bi mooy sëñ Babacar Mboup fan la ganee àdduna ak fan la jàngee ak actuellement lan lay liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. sëñ Pape Mouhamed Ndiaye maa ngi lay fay nuyoo di la delloo ziar di nuyu tamit waa kippaangu gi yëpp di teg nuyoo bi ca sa loxo nga jot li ñu ko bokk yëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen ndokkeel ci weeru koor bi di leen baalu xaq di baal ñëpp yi tamit di ñaan borom bi boole ñu jégal te may ñu fekke ko at yu bare bari te dimbali ñu waxtu wu ci nekk di ñu kàttanal ak di ñu xeetal ci ñuy taxaw ci la mu bëgg te it dimbali ñu ba ngërëmam bu dee luy maye yàlla nañu ko may bu dee luy jaay yàlla nañu ko jaay te jàppandal lu njëggi bu dee luy sarxe it yàlla nañu ko sarax. Babacar Mboup nag ñu ngi gënee àdduna Kébémer sama njàng mépp muy njàngum li ñuy wax l'école publique bi lépp ci Sénégal gi laa ko defee bu dee njàngum alxuraan ak njàngum diine yëpp it ci Sénégal gi laa ko defee mosuma génn yi tamit réew mi entrepreneur social la di yëngu ci entrepreneuriat social. ni may présenté woon ak waxtu ne mooy as njaamus yàlla la as njaam la soo xam ni it yëg naa ni yàlla rek ama moom mooy sama borom di ab gëstu nag sama yitte lu ci bari jëm ci gëstu ci wàllu diine ñuy wax les religions révélées ak histoire des civilisations ak société secrète yi ci loolu la sama gëstu gën a jëm tax am ci pàcc boo xam ni ci biir loolu it yitteel na ma lool ba àdduna ñu bari xam ma ci muy mbirum laïcité. macha allah jërëjëf sëñ Babacar bon gis nañ ne yaa ngi yëngatu ci wàllu diine ji di lépp loo xam ne lu jëriñ askan wi la nga ci jéem di wax di ci sànni sa kàddu ñu li ci dégg loolu indi woon sax ngeen sos seen mouvement boobu ñu tuddee ànd jëfar jikko yi ànd jëfar jikko yi boobu lu taxoon ngeen sos ko ak kañ ngeen ko sos. ànd sàmm jikko yi ak sosam mi ngi am ñetti tolluwaay benn bi ci 2015 bi muy jeex ak coowal borom ñaari tur yi. ci lañu daal di taxawal collectif non à l'homosexualité yéen a ngi fàttaliku ci gàmmu googu nga xam ni am na ay góor jigéen yu joxante woon rendez-vous ca Kaolack doñ fa takkante ci ay sëy ba ñu jàpp leen bàyyi leen ci lañ gisoon nag ni kon mbir mi ngi xaw a garaaw ñu daal di jóg sos collectif boobu mu toll woon ci fukk ak juróom-ñaar ci ay kuréel bi ñu doxee ab diir di ci liggéey ci li ñu gisaat ni am na yeneen mbir yoo xam ni am na muy ay site internet yoo xam ni Sénégal lañ ko tudde muy Séné nangam Dakar nangam ba noppi tamit ay sénégalais la ñuy jël seeni vidéo am ci ñoo xam ni ay kilifa lañu am ci ñoo xam ni xamuñu leen am ci ñoo xam ni ay ndaw lañu ñu jël vidéo yi am na ci ñoo xam ni sax yëguñu sax vidéo boobu kañ la am
ñu dugal ko ci internet bi su ko defee loola am lu mën a yàq lu baree bari ëllëg, ndax Sénégal yi waxuma ni ñoo gën ci xeet yëpp, waaye jàpp naa ne ku ci def lu dul noonu sax da nga koy nëbb ndax sutura. kon bu ñu defee léegi xew yi sutura si nit ñëpp te ëllëg ñooña seenu njaboot war caa mën a teg seen i bët, ñu gis ni lii ci yàq-yàq bu rëy la. ci la ñu daal di ni ñokket daal di jóg taxawal fi mu ne ànd sàmm jikko yi. biñ taxawalee ànd sàmm jikko yi nag mu daal di doon tey yeneen kuréel dolli ko waat ci muy ñaar fukk ak juróom ñaar bi ñu doxee ci loolu nag as diir loolu ci 2017 lañ ko taxawal ànd sàmm jikko yi tudde muy beneen collectif dolli ko wàcc. bi ñu doxee tuuti ci 2018 nag am ay xibaar yoo xam ne dikkal nañu wan ñu ni mboolem franc-maçon yi nekk Afrique ak Madagascar seen ndaje moomu ñu war a def ndakaaru lañ ko war a def at mu ne dañ koy def ndakaaru lañ koy def te mu war a doon 26e REFRAM yi. REFRAM mooy les rencontres humanistes fraternelles africaines et malgaches nga xam ne franc-maçon yi nekk Afrique ak yi nekk Madagascar ñoo koy amal at mu nekk. tàmbalee woon ko ci 1992 ci jamonoy Abdou Diouf te njëkkoon koo defee Dakar, ñu waroon a dellusiwaat Dakar di ko fi def si te di ci woo seen mbooleem mbokki franc-maçon yi nekk ci adduna bi yëpp. biñ ko yëgee nag ci lañ daal di taxawal beneen collectif muy collectif non à la franc-maçonnerie. tey jii mu daal di ëmb fanweeri kuréel ak ñett nga xam ni mi ngi dolli ko waxtu wu ci nekk. ca diggante janvier ak février boobu nag am na ay xew-xew yu bari yu amoon Sénégal. bokkoon na ci MONUST yi ci janvier bi fin janvier ay 18-19 yooyu la ñu ñëwoon Dakar di fa seen congrès bu rëy boobee ba ya ca xewoon xew ca le 31 janvier ak le 1er février ci la CEPEMAM yi waroon a am, le 2 et le 3 ci la REFRAM yi waroon a am. ñun nag ñoo xeex ba CEPEMAM yi ak REFRAM yi ameewul Ndakaaru, ñu dem defe ji ko Congo. waaye terewul am na beneen ndaje mu rëy mu am Ndakaaru ci le 2 et le 3 février boobu, mooy ndaje moomu doon jëm ci wàllu njàng ak njàngale daara te ñu indi woon ci Rihanna mu àndoon ko ak Macron, muy Fonds mondial boo xam dañ ko doon taxawal pour taxawal jëmmi daara akum njàng ak njàngale. booba tamit am na ay yëngu yu ñu defoon ci collectif bi. bi ñu noppee ci yooyu nag ci lañ gis ni ñetti collectif yi yépp mënees na koo boole doo def ko muy benn, muy collectif ba njëkkoon a taxawal ci 2016 muy non à l'homosexualité, collectif bi ñu taxawal ci ñaareel bi muy ànd sàmm jikko yi ak collectif bi ñu taxawal ci ñetteel bi ci 2018 muy non à la franc-maçonnerie. biñ leen boolee yooyu yépp nag ci lañ ko daal di tudde rek ànd sàmm jikko yi, ndax xam na ni lépp dafa lëkkaloo. bu nee jikko yi rek ñi taxaw di ko yàq franc-maçon yi la ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom ak bokk gis-gis ci ñoom. su ko defee danañ jëfandikoo mboolum wàllum borom ñaari tur yi, waaye yooyu yëpp ci yàq jikko rek la jëm, moo tax ñu mujj koo tënk noonu collectif bi rek muy ànd sàmm jikko yi. ànd sàmm jikko yi tey mi ngi ci 4 fukki kuréel ak ñett. waaw jërëjëf sëñ Babacar. bon ku bëgg a sàmm jikko yu léegi yaakaar naa da nga lekk coow, ndax it jikko yu moom la yàlla xam doy na. ndax am ngeen ñu leen jàppale ci liggéey bi, ndax am ngeen ay galgal yoo xam ne des na leen ko galgal ci seenub liggéey. waaw liggéey bi moom waxtu bu ci nekk yooyu moo ci baaxoo am. loo yëkkati ci lu baax am na nit ñoo xam ne lu baax rek a leen ñor. looloo waral fi mu ne collectif bi mi ngi yaatu ci biir réew mi ba ci bitim réew. fi mu nekk ni am na cellule boo xam ne mi ngi ci diaspora bi, nga xam ne mbooleem ñi mu yitteel te ñu nekk ci diaspora bi yëpp ñoo ngi ci ànd di ci ñu ci diisoo ak sottante xalaat. ci biir réew mi tamit kazalika région yi fi mu ne ñoo ngi fay implanté ay antenne régionale ak ci biir département yi, te noonu lañ ko amee tamit fi mu nekk nii ci biir Afrique ci Afrique de l'Ouest ak yeneen gox yi. kon mbooloo mi ñoo ngi koy def seen mbir di ci adhéré di ci ànd ñu ci liggéey. galgal nag du ci jóg du ci xaaj,
ndax galgal mi ngi tàmbalee ci rek ci yi ñu tax di jóg di ko xeex te loolu waxtu ne ñuy gis muy gën di firndéew di gën di feddaliku yi tamit te dara lu ca dellu ginnaaw yi tamit gisuñu ko amu ci loola dafay tegtale lu doy waar. mën naa cee joxe ay misaal rek ngir wan la ne galgal mi ngi ciy am lu ñëpp gis leneen li ci des nag moom soxlawul ñu koy jàmbat ndax naka jekk yoon wi loolu la laaj am na yooyu ku ci soobu lu ne da nga ko ci dégg waaye lu nekkit mën nga ko cee dégg ci ay menaces wala ku lay bëgg a xoqatal wala ku lay bëgg a teggiloo sa tànk te dikke ci anam yu bëree bëri waaye foofu moom soxlawul ñu ciy wax ndax ku xam dara xam ni mbir moomu moo baaxoo noonu. boo seetloo tey bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko te it muy wane ni ànd sàmm jikko yi ab taxawaayam mënta ñàkk ci réew mi mooy tey Sénégal dem nañoo dem ba léegi am ñu inscrire ci ay nouveau droit ci constitution bi bu Sénégal ay nouveau droit mooy lan mooy àq ak yelleef yoo xam ni sénégalais yi amaguñ ko woon avant 2016 dañ koy war a daal di tàmbalee am. loolu nag waroomi xel la ñuy waxtaanal ku ci nekk da ngay seet yan àq ak yelleef la sénégalais yi amagul woon la jiitu 2016 ndax sénégalais yi boo demoon ci àll bi ñëw bëgg faa dëkk duñ la fii kat toolu bay diw la boo demal mu daggal la wala nga bëgg faa dëkk samp sab sëngal ñun la demal ci chef de village bi bu dee ci biir dëkk yi tamit kazalika demal ci chef de quartier bi wala nga dem ca mairie ba ci turu askan wi ñu wut fun la jox. bu fekkente ni sénégalais yi tamit avant 2016 ñoo ngi doon bëgg ku bëgg a tukki da ngay tukki ku bëgg a toxu ab dëkk da ngay toxu ci dëkk ku bëgg a woote wax sa xalaat da nga koy wax loolu ba ci bu ngeen fàttaliku Sud FM avant 2000 alternance bi daan nañ def wax sa xalaat nit ñi di woote di wax seen xalaat nit ñi amoon nañu sañ-sañu dem di marche di génn di def protestation di marche gis nga 68 la grève de 68 ak yeneen ba ci 88 aussi. ay manifestation yu rëy amoon nañ ci biir réew ak yeneen yu dul yooyu nit ñi ñoo ngi voté nit ñi ku bëgg a bokk ci élection nit ñi tey ku ñu tooñ sañ ngaa dem ci yoon ni dañ maa tooñ ci procureur ñu toppal la ko nit ñi sañ nañoo génn sañ nañoo bay sañ nañoo napp nit ñi sañ nañoo tukki dem bitim réew dellusiwaat ñibbisi kon yan àq ak yelleef la Sénégalais yi amagul woon bañ war leen a jox ay àq ak yelleef yu yees muy nouveau droit yan la loolu inscrire nañ ko nag ci sunu constitution ñu xam ni loi constitutionnelle la loolu benn la ci beneen bi ci des mooy Sénégal bi ñu génnee ci élection législative yi rek muy 2017 rek la daal di taxawal ba Sénégal di Sénégal ba tey muy ministère du genre te genre ku ne xam ne ni bu dee genre dafa am volet scientifique ay am nit ñoo xam ne ñoo ngi koy défendre ci méngale diggante góor ak jigéen kenn ku ci nekk boo fekkee disproportion dafa am ci seeni mbir ñu seet naka la ñuy fexe ba joyanti ko ñi koy gëstu ci wàllu science loolu la ñu wax waaye li ci ëpp doole ci wàllu genre problème mu droit de l'homme la te droit de l'homme boobu nag xam ngeen ni moom la Nations Unies porté par rapport ak projet bi di identité de genre et orientation sexuelle kon loolu moo lay wax ni la kon moo ëpp doole moo gën a lënk ndax Nations Unies mooy mbootaayu xeet yi ba loolu jàllee Sénégal ci loolu la gën a aligné wu Nations Unies boobu moo tax moo taxawal ministère bi te bokk na ci li koy firndeel fi mu nekk nii rek muy lu wér mooy permis de conduire yi ci Sénégal dindi nañ ci sexe léegi genre lañ ci def léegi sexe nga xam ni kii da naan góor la ak jigéen léegi dindi nañ loolu lan lañ ci def genre kon loolu moo lay tegtale ni kon am na fi mu nekk fu nu jëm foo xam ni fu doy waar la te nit ñi it ñoo ngi toog di seetaan rek. beneen xëñ na bi ma ci mën a dolli war rek bari na su ma ko doon lim mat na daanaka ñaar fukk waaye damay koy tënk ndax lépp xajul ci barab bi beneen bi ma ci dolliwaat rek mooy ba Sénégal di Sénégal ba tey jiit ci 2018 bi 2019 2017 bi sax la bi ñuy def élection législative yi ci la ñu dugal benn loi muy le code de la presse ñu voté ko code de la presse boobu nag fii mu nekk nii am na disposition bu ci nekk boo xam ni pour la première fois ci Sénégal disposition bu mel noonu nekk ci texte ci sunuy loi muy orientation sexuelle mi ngi ci article 18 bi loola nag dafay daal di gën a firndeel jafeñ-jafeñ yi nga xam ne am na ci Sénégal ak màbb gu ñuy màbb fi mu nekk ni lu jëm ci jikko ak keno yi nga xam ne ñoo ŋànk diine te loola du taxaw day gën a jëm kanam
xëy na mën na ma tënk ci loolu rek ba yi ci des moom ñu bàyyi ko noonu. sëñ Babacar beneen laaj bi mooy ne formation fan la sosoo ak lan moo ko tax a jóg parce que dañuy dégg formation diw formation la diw duggoon na ci waaye ne duggatu ci moom lan mooy formation ak fan la sosoo ak lu ko tax a jóg. waaw xam naa wax ci formation moom loolu émission boppam la laaj te sax benn waxtu doyu ci maanaam daje it ni formation yi barab sàngam la jóge ak wuute am na ci lool waaye dafa am loo xam ne rek moo ci mat a xam mooy ay nit lañu yoo xam ni dañoo jàpp ni dañuy tabax gi ñuy tabax nag ginnaaw ñoom ñoo jokk ci li ñuy wax le grand architecte de l'univers ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo am xam-xamu mën a tabax ay société mën a orienter ay société te seen mbir yëpp it ñu koy nëbb nga xam ni ci initiation la ñuy tàmbalee képp ku bokkul ci ñoom it la ñuy doxal loola bokko ci la ciy xam fi mu nekk nii lu ci bari ci luñ ci mën a wax it dañuy sukkandiku rek ci ñenn ñoo xam ne bokkoon nañ ca génn benn ci ay téere ak ay révélation yoo xam ne léeg-léeg mu am ci nit ñoo xam ni risqué nañu def ci ay révélation nga xam ne booy seetlu sax révélation yooyu ñuy def mi ngi aju ci nit ki day nëbb woon ginnaaw caméra bi wala ñu fuité voix bi ba xam ne kenn du ko mën a xàmmee ci yooyu rek ngay mën a sukkandiku ndax ku nekkul ca biir di dajeeg ñoom mënoo xam la ñuy wax ak a def. léegi nag mu am ñaari tolluwaay dafa am li ñuy wax la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. la maçonnerie spéculative nag moom mooy bi dangereux te nekk fi mu nekk nii waaye la maçonnerie opérative ay nit ñu doon tabax la nga xam ne tey jii da nga gis ay xeeti bâtiment yoo xam ni dañ naan la bañ ko tabaxeeg léegi mat na junni at te doo gis yàquwut deful dara loolu nag xam-xam bu xarañ moo koy def boo xam ne ñooñu ay maçon la ñu woon ñu leen wax franc-maçonnerie opérative dañ daan jëmmal ay bâtiment ak i édifice ay cathédrale ak xeet yu demee noonu tugal googu ngeen nekk ñàkkul ni am na ci ñoo xam ne gis nañ fi ci yu bare loolu benn xeet la waaye boobu jotewul dara ak franc-maçonnerie bi nga xam ne mooy la franc-maçonnerie spéculative nga xam ni ñoom tey xamuñu am xamu tabax waaye doo ca fekk sax ay maçon daanaka la nga cay fekk mooy ay yeneeni profession ñoo xam ne daje nañu léegi am ay xalaat ak ngëm-ngëm ni léegi danoo am fu nu jokk ngir bëgg ko doxal xam naa mën nañ cee doy loolu rek incha allah ba beneen yoon. am na nag ñoo xam ne saxal nañu ñu bari ñoo xam ne nee nañ mi ngi juddoo ci Écosse ci 16e siècle 1598. jërëjëf sëñ Babacar léegi ñu continuer mais laïcité ñu taxaw ci point boobu tuuti laïcité ak franc-maçonnerie ak religion ndax ñett yooyu mën nañoo marier mën nañoo ànd. waaw xam naa ni laïcité itam wax ci mënuta doon lu gàtt ndax bari na lu ci ay nit bind bari na ay wax yu ci am waaye ñi nga xam ne daal ñoo ko fent moom te sos ko li nu ci wax ñoom dafa leer seenu jubluwaay moo doon doxal mbir yi génne ci loxob yàlla boobu nag bañ koy wax ci contexte Europe la woon nekkoon jàmmaarloo bu franc-maçon yi doon xeex ak républicain yi doon xeex ak diine yi catholique loolu moom mooy li nga xam ni moom mooy li am ba tax na kon loolu information boobu ku ko am rek da nga daal di mën a tontul sa bopp ci laaj bi boo demee ci Europe et laïcité numéro 155 Philippe Guglielmi nekkoon na grand maître bu Grand Orient bu France dafa wax ni la laïcité est au-dessus de toutes les religions ni ko alxuraan wax rek huwa alladi arsala rasulahu bil huda wa diinil haqq li yusrihu ala diini kullihi ñoom tamit ñoom noonu lañ ko gisee donc pour ñoom laïcité mooy li gën a kawe ci mboolem yépp boo demee ci Europe et laïcité yi tamit numéro 150 dañuy wax ni en démocratie la loi repose sur la volonté nationale et non sur la croyance en Dieu kon daal li ñu mën a xam mooy république yàlla amu fa cër république yàlla amu ca cër amu fa place amu fa kàddu looloo waral ku mel ni Gambetta ci 3e république bi nga xam ni dëgg-dëgg fa la yëf yi sampo ci France ginnaaw bi nag ci lañu ko wàll ñun tamit ci la doon wax ni le cléricalisme voilà l'ennemi
maanaam noon bi dëgg mooy lan mooy ñi nga xam ni ñoo àndandoo bokk doon ay yor clergé bi nga xam ne ñoom ñooy waaraate sëriñ si ñoom ñooy dëgg noon yi maanaam ci diine catholique mu ni sëriñ si ñoom ñooy noon yi ñi nga xam ne si cëriñ gi mooy noon bi dëgg kon loolu moom mooy li nga xam ni mooy li am. jërëjëf sëñ Babacar léegi point boobu xam naa suñ ci taxawee dana jël waxtaan wi yëpp te ñi ngi toll ci jamonoy corona ñi ngi toll ci jamonoy mbas mi Sénégal nag depuis 2 mois feebar bi dugg fi depuis ba démb ñu ngi coon ci 1334 yoo xam ne ñu contaminé nañ ñi wér toll ci 647 ñi nga xam ne ñoo ci faatu toll ci 15 ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci hôpital yi war a nekk 975 kooku démb la ndax ci bilan boobu buñ ko xoolee mën nañoo wax ne feebar bi catastrophe la mën naa jur jëye ci àdduna bi waxuma laa ci réew mi. mbirum coronavirus bi par rapport ak li ñu seetlu Sénégal ak li fi nekk vraiment mënees ci sukkandiku ni lu dangereux la lu garaaw la ndax d'abord bu ñu seetee ci àdduna bi yëpp Sénégal bokk ci gis nañ ni taux de mortalité bi ay feebar yu ko gën a garaaw rek ñoo fi am ci àdduna bi lu mel ni par exemple taux de létalité bi gis nañ ni 80% wala sax quelquefois 81% selon chinois yi muy infection yi dafa bénigne nga xam ni ñooñu soxlawuñu sax du leen def dara duñ ci yëg dara alors 14 à 15% ñoom ñoo ci soxla moom mooy doon cas yu grave il faut ñu faj leen il faut ñu surveiller leen 5% 4 à 5% ñoom ñooy doon ay cas yu critique nga xam ni ñooñu dañoo amoon ay yeneen pathologie wala ñu doon mag lool te doon mag rek lool rek déjà am na muy présenté bu fekkee ci wàllu contagion yi tamit ay feebar yi ko gën a contagieux rek ñoo fi nekk par exemple lu mel ni varicelle ak rougeole varicelle mi ngi ci 8,5%, rougeole mi ngi ci 9%. mbirum coronavirus bi moom li ci nekk ci ay wax yu dul dëgg dafa bare ba nga xamante ni nit ñu bari fi mu ne sax seeni bopp dafa jaxasu liñ ci mën a seetlu daal man ci sama gis-gis benn bu njëkk bi mooy dégg nañ ay boroomi xam-xam ku mel ni Luc Montagnier mu wax ni loxob nit mi ngi ci manipulation bu loxob nit mi ngi ci mais nag accusé wul kenn te kooku autorité la ci wàllu kër docteur loolu benn mbir la ci gis nga ko it américains yi ñoo ngi koy jiñ chinois yi ni ñoom dara lañ ci waaye ala kulli xaal lu mën a am virus boobu bi mu amee gis nañ ni dégâts yi muy def Europe donte dégâts yooyu aussi ay scientifiques yu bari contesté nañ ko ndax dañuy wax ni nit ñi ñoo ngi faatu coronavirus moo leen rey alors que coronavirus reyul leen dañoo dee ak coronavirus donc dafa am sew-sew bu ci nga xam ne daf ci nekk ba tax na tey institut italien bu santé def na benn gëstu ci 1016 cas de décès yoo xam ne jox nañ ko mu xool ko le 13 mars bi passé waaye ñoom biñ ko génnee wax dëgg yàlla révélation bu ama am solo lañ ca génne bu wane ni ñi ñu déclaré ñëpp ñi dañoo dee ci coronavirus reyu leen ba ci keroog étude boobu noonu 3 personnes képp ñoo ci dee ci coronavirus ñi des ñëpp dañoo amoon fi mu nekk nii ay yeneeni jàngoro soit amoon nañu benn wala ñaar wala ñett wala sax xëñ na lu ko ëpp loolu institut italien bu santé wane na ko donc sur 3 personnes ñoo ci faatu ci coronavirus bi donc gis nañ ni des amoon nañ yeneen pathologie lu mel ni cardiopathie ischémique 100 personnes dee nañ ci lu mel ni fibrillation auriculaire 71 ñi amoon AVC 22 ñi amoon hypertension artérielle 205 ñi amoon diabète sucré 100 personnes ñi nga xam ne dañoo defoon démence 12 personnes COPD 26 ak
lu mel ni cancer ci juróomi at yi weesu 52 personnes, maladie chronique de la foie 7 personnes, insuffisance rénale chronique 47 personnes ci 1016 cas yi nga xam ne si ñoom la ñu étudier woon muy ñoom italiens yooyu. La même chose aussi daanaka la étude chinoise bi aussi génne, mais moom moo jiitu woon, c'était le 24 février 2020. ñoom dañoo gis ni vraiment bi ñu defee seen études yooyu 87% yi ñoo ngi amoon fanweer ba 79 ans, 1% ñoo ci amoon 9 ans ak lu ko yées, 1% ñoo ci am 10 ba 19 ans. ñoom nag ñoo ngi amoon 44 672 cas yoo xam ne ci lañ étudié woon li 44 672 cas. 75% yi ñoo ngi dëkkoon Hubei, et cetera. Donc ci biir loolu ñu ne 81% yi ay cas bénin la ñu woon, mooy li ñuy wax infection bénigne, 14% yi ay infection sévère, 5% yi infection yu critique. Donc loolu wax dëgg yàlla lu ci jar jël yenn décision yi moo amul. Voilà, léegi nag li ñuy comprendre xëy na anticiper tuuti ndax waxtu li ci des dafa kii te ñoo ngi may xaar ci yeneen i plateau pour anticiper un peu. Donc da ngay gis ni yëf yi liñ ci jublu woon mooy tiital nit ñi ak wut aw lay ngir bëgg a am luñ doxal, te li ñuy doxal particulièrement da nga koy dégg ci làmmiñu Macron ak Macky Sall. Macron bi muy tëj France rek gis nga discours am boobu wane na ci ni ci guerre la ñu nekk, nous sommes en guerre te boobaak léegi bu ñu xoolee France la fay dee ci chaque saison grippe bi di ko rey, taux bi yokkuwul quasiment, mënuñoo wax mu ko ni dafa yokk. Donc ay wax yu dul dëgg yu baree bari daf ci am pour maintenant apeurer les gens, tiital leen maintenant pour mën nag non seulement jël réduire en fait wala restreindre seeni liberté individuelle et collective, teg ci aussi muy confinement bi wala fi mu ne état d'urgence bi nekk Sénégal ni ndax France ak Sénégal moom dañoo sóobu lool ci li may bëgg a wax liñ jublu muy agenda gouvernance mondiale boobu. Bu ko defee tamit loolu mën nañ ko jëlee ci discours président Macky Sall, moom wane nañu waxuma en guerre bi Macron doon wax, waaye moom nee na ci guerre mondiale lañ nekk. Loolu bu ngeen demee ci discours bi mu def bi muy annoncé état d'urgence bi waxaale na ko ci. Alors ba noppi it wane ni dañoo constaté problème yi am, dafa wane vulnérabilité état nation yi, dafa wane ni nii adduna bi tëdde woon ak système yi fi nekkoon ñu nas ko ni dafa mel ni dafa woyof, dafa ñàkk maanaa. Léegi nag mel na ni kon ak soppar ni mënu cee ñàkk ndax problème bi am na lum ñu wan ci fay yooyu, kon dañoo war a dem ci gouvernance mondiale. Loolu nag ci ngay gis ni kon virus bi li tax ñu créé ko, li tax ñu sànni ko ci adduna bi, loolu moom moo ko waral. D'ailleurs boo gisee état yëpp dañoo xaw a aligné wu ci mel ni dañoo bëggoon yëf yi gën a tasaaroo ci adduna bi, man looloo ci sama gis-gis. Dafa mel ni dañoo bëgg ñu tasaaroo ci adduna bi. firnde yi ma ci joxe mooy boo seetloo biñ ne virus bi am na di ko dégg ca Wuhan, au lieu ñu jël ay dispositions yoo xam ne si yu am solo lay doon pour fekkal nit ñi jàngoro ji tasaaroo, defuñu ko. D'abord xam nga ñoo ngi doon am na débat bu fi soulevé woon ndax sunu doom ya nekk ci Wuhan dañ leen di dem jëli muy fukk ak ñett dañuy duñ leen jëli ndax dañuy bañ ñëw risques yi ci nekk ak et cetera. Am na ay coow yu bari yu ci gouvernement bi waxoon. Man vraiment ma d'accordoon ci décision boobu ñu jël. waaye bi nga xamante ni loolu bañ nañ ko it dañoo mujj bàyyi tëjuñu suñuy frontière, bàyyi nga gis ni cas yi ay cas importé la. Cas importé yooyu nag du caagin ni Sénégal rek ko am, moo tax man la dafa mel ni état yi ci adduna bi yëpp dañoo bëggoon yi fi tasaaroo ci biir nit ñi ndax am na luñ ci bëgg muy gouvernance mondiale boobu lañ bëgg a taxawal. te loolu dafay doon aw lay wuy dolliku ci liy tax nit ñi mën a nangu ni fi ne mënuñoo ñàkk a jëm ci loolu ndax ay défis yu ñuy interpellé du point de vue mondial, te loolu it faaw am ay organismes mondiaux yoo xam ne ñooy taxaw yor benn baat bi ngir toppatoo loolu lépp. Ci lañ gis ni kon bàyyi nañu ay nit ñoo xam ne jóge nañ ci réew yoo xam ni zone de risque la, ñu dugg ci suñ biir indil ñu fi jàngoro ji. Cas yi njëkkam yëpp ay cas importé la, ce qui est très normal aussi. ñi ko njëkk am yëpp it ay cas importé lay doon. Alors loolu bi mu amee ba pare yi tamit lañ ca daal di def mooy non seulement yéex nañoo tëj suñu frontières yi,
waaye biñ ko defee it dafa mel ni dañ ci amaat beneen jubluwaay mooy bàyyi yëfi di tasaaroo ñu ci communiquer nag mooy ay cas communautaire yi ñuy wax cas communautaire am na ku ma gis doomu jàngoro bi ci moom waaye xaw ma fan la ko jëlee loolu mooy virus bi rëcc na ma en tout cas man noonu laa ko déggee am na koo xam ne xool nañ ko tey jii juróomi cas yoo xam ne ñoom xam nañ ne am nañ doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu ko jëlee loolu mooy virus bi rëcc na ma loolu man loolu laa ci déggee véritablement léegi nag bokk na ci yu ko waral ay stratégie yoo xam ne sax vraiment doo comprendre da ngay gis nit ñi y a une volonté manifeste ci feneen la ñu nekk pour doxal seen agenda malheureusement donc bëgg a imposer une certaine dictature pour lan dem ci seen gouvernance mondiale boobu ngay wax nga xam ni tenté woon nañ ko ci yeneen te loolu nit ñi dañ koy fàtte tenté woon nañ ko ci avec le terrorisme donc pour imposer nit ñi leen kat terrorisme moom bàyyeetul kenn attaqué na États-Unis attaqué na Angleterre attaqué na France gis ngeen Nice la fa xewoon attaqué na Paris attaqué na Madrid Espagne attaqué na sax New Delhi ca Inde attaqué na fii Afrique barab yu bari ñi attention lii kon enjeu global la mondial la léegi il faudrait que adduna bi ko war a jëlal seen bopp daal di ciy dolli beneen bu ñuy wax en fait le réchauffement climatique boobu yi tamit gis nga li mu daal di indi ñu wane ni dootul problème boo xam ne benn réew rek a ko war a lijjanti ñëpp ko war a maasandoo lijjanti woon ñu dolli ci tamit beneen muy le problème de la démographie mondiale 74 on était 4 milliards actuellement 45 moins de 50 ans presque dafa doublé ñoo ngi ci 7 milliards 700 millions léegi nit ñi fi nu jëm loolu mat na gérer te ñoom gis nañ ci seen gis-gis ni li ëpp solo la population idéale mondiale 500 millions la war a doon maximum 1 milliard mais 500 millions yi donc mooy li ñu gën a lëng kon 6 milliards wala boog 7 milliards de personnes 200 millions yëpp dañ leen a war a éliminer parce que defuñu fi dara d'autant plus que actuellement ak l'intelligence artificielle nit ñu bari li ñu leen doon doy soxlaatu ko ndax li ñuy def ay machine mën nañ koo def technologie bi mën nañ koo def donc il faudrait que vraiment ñu jéem a assainir nit ñi par la sélection ñenn ñuy wàññi leen rawatina ñun ñi nga xam ni daanaka ñoom gis nañ ni amuñu njariñ ci kaw àdduna donc voilà le vrai projet moo tax il faut ñu tiital nit ñi te nit su xesee tiit nag am xelam day wàcc ay xalaatam day daal di suufe su ko defee moom mooy mujj sax ni leen dimbali leen ma nan laay def ba mucc loolu nag mooy la stratégie PRS mooy problème réaction solution donc tey jii nit ñi ni ñu demee ba bëgg ñoo imposer le port de masque fi mu nekk nii ci loo xam ni professeur Seydi wane na ni du efficace donte mi ngi rétracté wu après waaye li njëkk a wax la ñuy jàpp wane na ni ku takk masque tamit te takkoo ay lunettes affaire bi mën naa jaar say bët xam nga loolu ça veut dire quoi loolu mooy lan alors léegi nag noonu ñu imposer port de masque mën nañu imposer vaccination yi ñuy wax ba ci Covid organique bi ñuy wax nii man sama xel daf ci tey trop donc xam naa en somme daal man gis-gis boobu laa ci am. jërëjëf sëñ Babacar bon ñu njëkkalante ak waxtu bi naka ngay apprécier li nga xam ne mooy session bu gouvernement Sénégal ci wàllu faj mi ci wàllu économie bi ak it su fekkoon ne yaa ngi leen di digal ñoom gouvernement bi lan nga leen di digal. man de xam naa seen gestion bi dama cee xaw a réer tuuti wax dëgg yàlla ndax crise sanitaire la ñu wax mais li ñu gis lépp ay décision la yoo xam ni en tout cas li ci ëpp bokk jëm ci ay jàppale ni ci dund jëndi ceeb te loolu am na lu ko gënoon a efficace ndax kañ la président defoon loolu c'était depuis le mois mars la waxoon état d'urgence bi léegi danañ mettre sur place benn fonds boo xam ni 1000 milliards pour jàppale nit ñi ci crise bi ni mu demee loolu sax am na seesoo bu ci nekk bu ma ko fàttewul dinaa ci dellusiwaat léegi nii waaye loolu bañ ko defee tamit liñ njëkk a def mooy jënd ay ceeb ak nangam presque 2 mois mi ngi bëgg a dem boobaak léegi te am na ñoo xam ne ceeb bi ba tey la war a dem ca zone yooyu demagu fa ba tey ji xam nga loolu du décision bi dara est-ce que nit ñi tey ñi sant Touré ñi sant Samb ñi sant Wade ak ñooñu Cissé ndax ñoom mën nañoo xaar une semaine yu ñu lekkul naanuñu nit ñi soo leen restreindre seen i activité économique téye leen fi barab ni toog leen kay la ngay def ak ñoom dafa war a gaaw dafa mesure d'accompagnement dafa war a teel te war a gaaw waaye malheureusement ba léegi laa la wax presque 2 mois 1 mois yi weesu nañ ko bu yàgg ba léegi nii bari na zone yoo xam ne la fa war a dem ci ceeb kiiwul rawatina buñ dégloo Mansour Faye sénégalais yi ceeb ak diw ak ceeb ak lan la wax ak diwlin lañuy dunde kon moo tax président dogal ceeb ak diwlin teg ci suukar nga xam ne boo amee ceeb daal di sombi boo amee pat daal di sombi
xam nga loolu c'est extrême, c'est catastrophique ah c'est catastrophique. ñaareel bi seen gestion bi nga xam ne dara leeru ci, on se permet di leen laaj ñuy tàmbali naan ku ma laajati li dama lay porter plainte yu ni demee ba ci bi ñuy tàmbali sax naan virus bi ak di ci wax ku ni weddi ni virus bi nekku fi rek dañ lay yóbbu ci yoon di la xoqatal. loolu dafay tegtale ci yu bari yoo xam ne daal dese naa leer. donc mbirum gestion bi moom dara lu am solo gisee su ko ci. par exemple mën nañu saluer lu mel ni Côte d'Ivoire tey jii Côte d'Ivoire le président se permet kenn ku ci nekk mu yónnee la 75 000 francs nga xam ne 75 000 francs yi boo ko yoree mën nga ci jàppandi la nga daan soxla lépp ci weer yi soo ko deful it soo ko ci mënta am it au moins am na fu mu la mën a jàppale. mais digle ceeb ak diw ak pat nii rek moom sax nan nga ko def boole ci saabu ngir fi mu ne xëy na ñëpp war a raxas. gis naa daal li ci positif moom jàppale nañu nit ñi ci facture courant ak ndox ndax nit ñi bu ñu toogee tamit véritablement liggéeyatuñu seen i activité demeetul noonu. par exemple kuy commerçant di jaay ki ñu ne léegi 2 jours ngay xëy ci semaine bi mais kooku say activité sa li nga doon am dafay wàññeeku bu baax a baax n'est-ce pas. loolu daal laa gis ni vraiment doy na waar. tey jii suñu doon su ma leen doon wax li ma leen di wax mooy ni nañu fexe jël def ay tests ciblés bu ñu defee ay tests ciblés ci zone yi nga xam ne si yëf yi ma nga fay tàmbali di yëkkatiku bu ko defee nag ñu daal di ñi nga xam ni am nañ jàngoro ji cas benn ñi ñu isolé leen pour ñu bañ a wàll keneen ñi nga xam ni soxla ñu sax yóbbu hôpital ñooñu ñi nga xam ni nag ay cas yu critique wala cas yu sévère la ñu suivre leen ci centre hospitalier yi waa Kër Docteur maa ngi leen di njukkal di leen delloo di leen jaajëfal ñu saytu leen topp leen su ko defee mag ñi aussi surtout ñu insister ci mag ñi pour mën leen a protéger ndax Covid bi moom mag ñi la gën a aay rawati ak ñi nga xam ne dañoo xiiboon. donc man daal loolu laa gis te bàyyi nit ñi dem liggéeyi véritablement te li may wax Mouhamadou Moustapha Diagne plutôt Mouhamadou Moustapha Diagne muy directeur de la communication de la formation et de la communication ci ministère de l'éducation nationale wax na ko barki démb ci benn émission bu ñu ko dalal mu ni il faut ñu jéem a dund ak virus bi mënuñoo continuer di tëj école yi moo tax ñu décider ubbi école yi le 2 incha allah bi ñu jëm juin. léegi nag xëñ na réew mi moom mën nañoo tëj ay jumaa ki église du am problème du wàññi dara mais école mënu su koo tëj kon kii wax ni école mënu su koo tëj faw mu am incidence ndax état bi def na ci ay alal ay milliards yu bari ba pare loolu nag waxuma la économie aussi kenn mënu koo tëj donte déggaale nañ ci ni mu ne kon jumaa ak église moom mën nañ koo tëj amul problème ndax wax naa ko sànq république bi moom yàlla amu ci cër. jërëjëf sëñ Babacar ñu njëkkalante waxtu bi ñaari laaj normalement moo ci def mooy ne dañoo gis ne at bi jullit yi nga xam ne ñoo julliti umma islami bi yëpp seen omra arrêté nañ ko te ñu ngi risque bañ a aji te lii gën a lëng mooy ne du ñu aji li ko waral mooy feebar bi ngay wax ne jaru ko waaye dafa xaw a doy waar lool àdduna bi yëpp tiit yëkkati ay milliards économie àdduna bi arrêté bañ arrêté aj bi nga ne affaire bi daal du ay pexe la ak nangam daal loolu dafa xaw a doy waar julli yi moom du ñu aji loolu lan nga ci xalaat ci ñàkk aj gi ñu nar a aji ñàkk aji ngir corona bi. waaw xam naa dama nekk ci beneen kii nii fi mu ne ndax 16 heures la ñu waxoon waaye li ma mën a wax ci loolu xëy na li ngay jublu ci doy na waar xaw ma lan nga bëgg a wax waaye li ma la wax ci Covid 19 bi moom du samay wax ay wax yu waroomi xam-xam la ci taux de contagion bi ak taux de létalité bi ci ni muy wàllee ak ni muy rayee ay feebar yi ko gën a grave fi nekk. ñaareel bi ci des tamit bari na luñ ci wax ni nit faatu na ci te la ñu wax amul loolu ay dama laa wax ay études yoo xam ni ay borom mi ay banqaas wala ay borom xam-xam ñoo ko def muy Chine ak Italie te loolu ñu baree bari firndeel nañ ko boo xoolee Sénégal gi rek ba mu tàmbaleeg léegi ñaari weer Sénégal bi su ne ñaata nit a fii faatu dinaa leen dugalal léegi nii ci rapport 2016 bu ma juumul boo xam ministère de la santé ci 2016 li fi faatu ci hôpital yi rek donc da nga gis ni loolu dana àgg 19 personnes par jour ci benn feebar kese alors boo ko calculer lépp dana toll ci 65 personnes wala 66 personnes par jour
te fii ba mu tàmbalee boobu ak léegi 2 mois ñaata nit a fi dee mataguñu 20 personnes donc kooku mën nañ maa gëm loo ni ma kon dafa garaaw a garaaw ba mel ni malakal mawti moo fi war a ñëw nii du tout loolu mënu ma ko gëm. beneen bi ci des mooy xaalis biñ ciy dugal pour nga mën a comprendre loolu rek xam nga FMI dafa waxoon Sénégal kaawu Sénégal la jël FMI dafa waxoon Sénégal ni ko dette publique extérieure bi ci décembre 2019 bi mi ngi toll woon ci 9114 milliards te wër sa excédé 9563 milliards donc xam nga gap bi li ci dese bariwul à peu près 400 milliards kese te fi mu ne Covid 19 bi rek Sénégal dana lebaat fi mu nekk nii plus de 500 milliards dépassé fi mu nekk loolu dugal réew mi ci guuta goo xam ni alal ji fi ñu ko def xamuñ li mu doon ndax effectivement alal jooju naka lay demee fi mu nekk nii partenaire u Sénégal yi rek ñoom ñoo war a joxe 586,749 milliards partenaires yu Sénégal te yooyu yëpp dañ bor la dañ ñu koy lebal. Fonds monétaire international muy FMI moo war a joxe 264 milliards Banque mondiale joxe 138 milliards Banque ouest africain de développement BOAD joxe 26,749 milliards Banque islamique de développement BID joxe 98 milliards Banque africaine de développement BAD joxe 60 milliards loolu li ëpp ci kon 1000 milliards yi bor la bu ñuy lebi bor da nga koy fayiwaat te ñoo ngi fi yaa ngi dégg ñu naan ñu nañ ñu baal bor ba pare di lebiwaat loo xam ne soxlawoo ko sax yow on en a pas besoin alors sénégalais yi ñoo waroon joxe 15 milliards ñoo ngi ci presque 32 milliards état bi war a joxe wat 399 milliards ginnaaw bu réorganiser budget bi noonu loolu moom mooy li am donc ñoo ngi jëm ci surendettement boo xam ne Sénégal soxlawu ko te ay bor la yoo xam ne danañu gën a yeew gën ñoo njoñ gën ñoo tënk. waaw bon sëñ Babacar bon mën nañoo tënk waxtaan wi foofu ay laaj yi ñu ngi des waaye fa mel ni sa waxtu mayit la ko léegi nga def sa dernier kàddu su fekkee ne it bëgg nga ñu continuer wala yi moom mi ngi fi. waaw naa di leen sant di leen gërëm rek ci jotaay bi boo xoolee tableau bi moom mujj dugal ni li faatu ci Sénégal ci 2016 ci hôpitaux yi mi ngi noonu li ci ëpp ci li mu rey traumatisme la rey na fi 7177 personnes loolu mooy presque 20 personnes par jour ci hôpitaux yi rek laa wax nag nga topp ko noonu di ko topp ba mu jeex yépp soo ko calculer ci fukk ak benn mbir yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu rey ci Sénégal ci 2016 gis nga mi ngi lay jox 24696 personnes yu fi faatu ci hôpitaux yi loolu soo defee ration bi divisé ko par 365 mi ngi lay jox fi mu nekk ni presque 67 personnes yoo xam ne faatu nañ fi par bis ci Sénégal ci 2016 te loolu gis nañ ni dafay yokk tendance bi ndax yooyu yëpp dañ koy gëstu at mi jeex ñu gëstu ko xayma ko soo ko mën a dugal dajale ñi faatu yëpp ci hôpitaux yi mën koo dugal loolooy tax muy ngay doo am résultat fi mu ne bu 2019 bi waaye loolu dafay gën di yokku léegi nii te corona bi ñuy wax nii ba mu fi amee léegi mu mat 2 mois ñaata nit la fi rey nee nañu 14 wala 15 personnes xëy na te ñooñu ñëpp bu ñu ko saytu woon maanaam saytuwaatuñu ko def ay études post mortem ba mën a xam dëgg li ko rey la dañ ko yamande rek ci ginnaaw gis nañ virus bi ci loolu rek moom moo ko rey donc kon da ngay gis ni kon véritablement yëf yi fañ ko yàggale yeggu fa li ñu ciy wax lépp demewul noonu am na beneen agenda bu gaa ñi bëgg a doxal te ñoo ngi ci aussi ñoo ngi ciy doxal ndax acharnement bii ñu am ci tëj jàkka yi rek boo ko seetloo da nga ko daal di gis su ko defee nag nit ñi moom aj màkk ñàkk am ren dañuy doyloo comme ni bi ñu tëjee jàkka yi rek lañ koy daal di doyloo ndax jullit yi bañ leen téye fi barab ba yeew seen i tànk yeew seen i loxo daas paaka ba di leen bëgg a rendi yàgg na du tey waaw boo xoolee première guerre mondiale bi mu jeexee bis bu nekk moo wax ko ci la ñu dëgg la naam jeexal révolution ba ca Russie ca lañ dàq zaar yi ca Russie waaye ci la dawlatul Osman yooyu ci lañ ko nasaxal donte nag mi ngi woon ci sukuraat ci lañ ko nasaxal 1923 1924 pour la première fois jullit yi ñàkk ab amir ñàkk xalifa jullit yi amatul ci kaw suuf Sénégal te biñ ci tegee 5 ans après ci lañ créé état bu Vatican tegaat ci 3 ans créé Arabie Saoudite ñu teg seen loxo ca fa yonent bi sallallahu alayhi wasallam tëdd rey njabootu yonent bi 1932 nga xam ni kon yu dangereux yu tàmbalee am ñu koy def jullit yi waaye ñun yëguñu daraa ngi am bi loolu jàllee yi tamit deuxième guerre mondiale bi mu jeexee
ci la seen yenn yu bari ci lañ ko àggale ba ci créé état bu Israël. donc tey kon buñ ñu demee ba mën a tëj suñuy jàkka donte am na ñoo xam ne ñoo ngi koy ubbi nara ñoo xañ aj Màkka yi tamit dañuy xam ni c'est dans la logique des choses ndax gouvernance mondiale boobu muy nouvel ordre mondial ña bëgg ko samp bokk na ci seen jubluwaay mooy fexe bi diine yépp fi nekk ni ñu nasaxal ko benn diine képp am ci kaw suuf muy diine joo xam ne mooy wàllu satanisme. donc bu ngeen xoolee sax pape bi mu ngi doon woote le 14 mai bi ñu jëm malheureusement jàngoro jee tax dañ koy dàqaat ba ci kanam ay quelques mois en tout cas ci communiqué bi Vatican joxe loolu lañ ci mën a lire. loolu nag moo lay tegtal ni la pape bi waxtaan na ci ak ay jullit ay kilifa yi jullit ci biir adduna bi ngir ñu jëm ci benn système d'éducation boo xam si dañ koy harmoniser catholique ak jullit ak ñëpp nga xam ni nit ñi moom dootul amati ay identité ci ay pas-pas ak yu ni demee. li ma benn borom xam-xam bu mag waxoon lu yàgg te dëkk ca tugal li ma yéen da ngeen a desee comprendre dara ma ne ko lan la mun ma li ngeen desee comprendre mooy ay jullit ak kii yéefar amatul li am léegi mooy prédateur ak proie kese prédateur ak proie képp koo xam ni yaay gaynde gi da ngay fàdde ku dul gaynde gi rek yaay doon kéwal gi ñu fàdd la mun ma lii rek moo am ci àdduna léegi waaye sunnite ak chiite ak yépp amatul te seetlu alliance yi nga xam ne ñoo am ci àdduna bi da nga gën a xam ni kon loolu mu waxit wax dëgg yàlla du neex a sànni kon foofu laay daaneel sama kàddu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu. sëñ Babacar macha allah ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay sa woyus bi nga xam ne woyusu nga ko leeral nañu yu bari ci seen mouvement boobu di ànd sàmm jikko yi wax ñu xeex bi nga xam ne yéen a ngi koy xeex mu jafe lool macha allah ñëw ba ci mbirum Covid 19 bi macha allah loolu yëpp yu am solo la. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla xanaa balaa yàgg ñu ñëwaat ci seen wàllu mouvement boobu waxtaan ci démarche yi nga xam ne yéen a ngi koy def ak yi nga xam ne moo leen gàllankoor yëpp di lay sant bu baax di la gërëm di sant waa groupe bi macha allah jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.